ñun joxuñ keneen suñu gox ku dul Djibril Faye booy seet ku ñàkk caaxaan wol Djibril Faye. mbokk ak xarit yi bàyyi xel chaîne leader Coumba Lamb TV seen émission ma commune tey mi ngi fii ci Bargny fas yéene dalal un leader politique bu kenn dootul présenté di wuyoo si turu monsieur le maire Djibril Faye lan moo tax Djibril Faye lu tax waa Bargny tànn Djibril Faye ne moo gën ci seen dëkk lan moo tax waa Bargny koo wax mu ne la mooy sama maire sama caméraman topp ma na lépp fii lay leere seen émission ma commune. maaleykum salaam. noo tudd. Alet Mballo. Alet Mballo yaa ngi sa émission ma commune. ma commune. ndax Bargny nga dëkk. waaw maa ngi dëkk fii ci koñ bi justement. si koñ bi nga dëkk. waaw soriwuma fii. xam nga monsieur le maire Djibril Faye. Djibril Faye ñoo dëkk. yéen a dëkk. waaw. Djibril Faye lan la ci Bargny. lépp pour ci gàttal wax ji bañ a gudd. Djibril Faye lépp la ci Bargny. parce que lépp li ma wax ci moom. am na loo xamante ne bàyyi naa ko ci sama xol. duma ko mun a génnee ndax yaakaar naa ne amoo leen temps boo xamante ne di ngeen ma mun a déglu ma wax leen li ci Djibril Faye lépp. Djibril Faye dafa dëkk ak ñun ci quartier bi fii képp ku fi yuuxi 2 heures du matin kër Djibril Faye nga jëm képp ku fi am jafe-jafe ordonnance kër Djibril Faye la dem te quartier bi dafa nekk quartier boo xamante ne dox daje la xam nga ñu ne diw baax na ba xam mbokk yi ñoo ko wax man pël la maa ngi dëkk ba Kolda dëkk moo ma boole ak Djibril Faye. Djibril Faye bu sañoon ne kii du lebu kii du ma defa ak moom dara kii jàmbur la du sama mbokk du ma defa ak moom dara mais Djibril Faye jàmbur yi la gën a fonk ko lébu yi tellement ko xam ak dëkkandoo képp ku fi am problème na donte 2 heures du matin sax boo ñëwee fugg këram du la jox paas nga dem da lay yóbbu ba hôpital loo fekk ci posetam rek mu yëkkati ko jox la dimbalee la ko ordonnance kooku kon amuñu fayam. ma nuyu nag borom voile bu ñaawul bi. waaw si na def maa ngi noo tudd. ça va man maa ngi tudd Penda Sow. Penda Sow fii nga dëkk. fii laa dëkk waaw Kippa laa dëkk. xam nga monsieur le maire Djibril Faye. xam naa ko bu baax a baax a baax kii ku ko am xamul amul fii ci Kippa parce que koo xam ne dafa nekk si dëkk bi xam nga dañ liñ naan dëkk si dëkk bi defar dëkk bi moo ko gën moom loolu la dëkkee waa dëkk bi kenn amul kenn ku ko xamul taalibe yi ngay jëkkee bu ñu xëyee dañuy fees del si buntu këram toog kër gi xoolal li lay wan ne moom social lay dox di dimbali doomu aadama yi nekkal ka fi këram a ngi nii bi ngeen fay dugg wër na ma ne gisu leen fa gardien wala xaj moom laay tuddee ni chien ni gardien di wax ne nag mu amal njëriñ Bargny gépp nag su dëj amee moom mooy teew ñu bëri dañ defee ne moom mooy meeru Bargny su dëj amee moom mooy teew lu am moom la ñuy gis xam nga ñun nag duñu ñaan yàlla lu dul rek yàlla may ka kattan ak wér ak gudd fan goo xam ne dinañ dem ba élection communes yi ñu jël ko fal ko si boppu maire bi loolu rek la ñuy ñaan yàlla suñu borom. asalaamaaleykum papa. maaleykum salaam wa rahmatulah. ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay delloo nuyu. tur bi nan la. góor gi Abdoulaye Sow communicateur traditionnel bu ginnaaw raay. góor gi Abdoulaye Sow ñoo ngi lay ziar bu baax a baax tey nag waa chaîne leader Coumba Lamb TV ñoo ñëw sees leen fii ci Bargny si émission ma commune am yéene dalal ci monsieur le maire Djibril Faye tey ñu gis ne mu def la ci biir émission boobu nga nekk invité ndax mën nga ñu wax kan mooy Djibril Faye fii ci dëkk Bargny. waaw loolu de mën naa ko wax dëgg yàlla mën naa wax ci moom wax ju neex wax ju dëggu yi ndax dañoo nekk ci weeru koor te weer wi ñu wax ñu nekk nit koo xamee ne yaa ngi yëkkati ay kàddu na doon kàddu yoo xamante ni yow wóor na leen li ngay wax lu dëggu la ñëw ngeen ci ku baax baax nag doom ñetti façon la baax ci jëmm baax ci xam-xam baax ci alal loolu lépp Djibril Faye làmboo na ko Djibril Faye ku am yërmande la Djibril Faye ku amuk yëg la Djibril Faye kuy ni ma ko doomu aadama la Djibril Faye lii nga xamante ni mooy wërsëgam moom doomu aadama yi ñoo ko bokk du nëbbu du bokkatu ay soxnaam duñ ko nëbb duñ ko bokkatu amul sonnerie amul kolos àgg dugg la boo fekkee muy nelaw sax boo duggee laajte Djibril Faye laay laajte moo xam nga dëkk Bargny moo xam nga bañ a dëkk Bargny soxna yi ñoo ñëw fekk ko ci kaw ne ko am nga gankat mu yeewu ñëw te bu la teeroo nga dégg boo jàkkaaroo moom nga xam ne borom baax la doomu aadama nag li ñuy xam ci mbaaxam mooy di liggéey ci biir doomu aadama yi di liggéey si digganteeg yàlla di liggéey ci dëkk bi nga nekk Bargny gii mu ne ku ko gën a bëgg Bargny gisuma ko
amul kenn ku ko gën a bëgg Bargny fonk na jigéen ñi fonk na mag ñi fonk na ndaw ñi fonk na way laago yi fonk na ñiy tumuraanke fonk na ñiy sonn fonk na ñuy jaaxle te ku ñëw yorul ay milliards de waaye xolam ba xolu milliardaire la xolu milliardaire mooy nit ki bu waaxoo ñëw fekk si la nga teeru ko teral ko bégal ko waxtaan ak moom ba pare wëlbatiku loo am mu néew mu bari nga coppati ko teg ko ci loxoom gunge ko bu mu génn gunge ko ak ay ree mbaa nga dugal ko sa oto yóbbu ko Djibril Faye man de seede naa ci yàlla ak yonent ba ne l'islam merewu ko l'islam jéppiwu ko du tarixa du daara du jàkk du juma du conférence ci wàllu diine ci wàllu aada yi nag li nga xamante ne tamit moom la bokk ak waa Bargny ci wàllu aada amul lenn loo xamante ne xew ci Bargny jeunes yi Bargny yi wala jeune fille yi Bargny yi di ko liggéey te sa xel du dem si Djibril Faye. ndax am ngeen yaakaar ne tey monsieur le maire Djibril Faye tey boo leen ko dénkoon Bargny dina ko yore yor bi ci war wala sax ndax du mel comme ñi fiy jot a toog. waaw Djibril Faye ku ko dénk Bargny mu téye la Bargny xam nga lu ko waral dafa xam Bargny dafa jàngul Bargny dafa foraatowul Bargny dafa xam Bargny dafa juddoo Bargny yoroo Bargny ruq-ruqaani Bargny yëpp xam na ko xam na nit yi Bargny xam na ruq-ruqaani Bargny te nit nag boo ko dee dénk da nga koy dénk koo xam ne xam na dëkk ba xam nit ña xam ni muy jëflanteeg nit ñi xam ni muy waxanteeg nit ñi kenn du ko laajte moom amul kenn ku koy laajte fi ndax mbiram moom nitu social la nit la koo xamante ni social la social nag boo ko jëlee indi ko ci dëkk da koy yokk waaye du ko wàññi kii su ko neexoon mu toog biir këram jàpp njàmburam di liggéey di jox ak njabootam boo gisee muy taxaw jóg gis ci Bargny loo xamante ni moom doomu Bargny la di juddu Bargny te doomu Bargny bu nekk war ngaa jóg taxaw ngir Bargny mu jóg taxaw di sacrifice su boppam ngir yàlla ak yonent ba ak Bargny jëm ci kanam kon nga war a xam ne jëmmu jooju xam na lan mooy Bargny xam na kan mooy Bargny parce que alalam ak valeram yëpp Bargny la. ñoo ngi lay ndamam yëpp Bargny la waaw. jërëjëf kàddu yi rafet na. li nga def si Bargny gi loolu rek a tax askan waa ngi naan Djibril Faye moo leen doy. mbokk ak xarit yi bàyyi xel chaîne leader Coumba Lamb TV comme ni ñu leen ko waxee sànq si suuf tey nag yéen a ngi seen biir émission Ma Commune nag di dalal bépp communauté boo xamante ne nii mu ngi yëngu ci dëkkam tey nag newoon naa leen dinañ ci dalal un leader politique bu kenn dootul présenté di wuyoo si turu monsieur le maire Djibril Faye Djibril Faye nag kenn dootu ko présenté ci dëkkam xanaa rek dañu koy bàyyi mu nuyoo ñu daal di tàmbalee li nga xamante ne ni mooy suñu waxtaan asalaamaaleykum monsieur le maire. maaleykum salaam maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen laa dal tey sama kër muy waa Coumba Lamb TV vraiment di kontaan seen teewaay di leen sant it di leen gërëm si choix bi nga xamante ne porté ngeen ko à l'endroit de ma modeste personne di leen profité ci ku weeru koor gi di leen baalu àq di leen baal àq di leen ñaanalit yàlla bu baax di wax ne lii nga xamante ne mooy seen mbébét yéen a ko xam yàlla leen ko yàlla defal. amiin yaa rabbi waaye monsieur le maire comme ni ma ko waxee sànq rek dañuy daal di jubal direct rek si li nga xam ne mooy suñu waxtaan récemment ñu gis nga créé mouvement fal suñu njiit lan mooy fal suñu njiit ak fan la tur bi judd. bon fal suñu njiit du mouvement boo xamante ne sax Djibril Faye moo ko créé fal suñu njiit mouvement la boo xamante ne ay jeunes Bargny ñoom ñoo ko créé pour maanaam taxaw ma ci élection locale yi nga xamante ne fa la ñu jëm ndaxte ñoom dañ na gis ne ñoom en tant que ndawu dëkk bi ñoom dañu gis ne Bargny dañ ci am wàll te gis nañ ne Bargny ba mu nekkee commune ba léegi ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw yi dëkk bi gisuñu ci seen bopp ñu jàngat nag par rapport ak élection yi nga xamante ne fa la ñu jëm ñu saytu candidat bu ci nekk xool sa taxawaay ba ñu xoolee taxawaayu kenn ku nekk ci ñoom nag ñu gis ne taxawaayu ki nga xamante ne moom la ñu gën a doyloo
mooy taxawaay bi nga xamante ne mooy taxawaay Djibril Faye ñu ne nag comme que noonu la ñoom élection locale yi bu ñu fa laa toll ñoom danañu waajal seen bopp créer seen benn mouvement boo xamante ne ñu ngi ko tuddee mouvement fal suñu njiit ñu ne nag ñoom danañu ànd ak man ci liggéey bi dugg ci quartier yi waxtaan ak seen moroomi ndaw pour porter la nga xamante ne mooy sama candidature sensibiliser population yi bokk ci nekk ànd ci ak taxawaay ba bu ñu tolloo ci élection yooyu ñu jël la nga xamante ne mooy maire bi ñu teg ko sama loxo ñu ànd liggéey li nga xamante ne mooy Bargny gi ñu bokk. laataa loolu waa Bargny lan moo tax liggéey bi nga xamante ne nii maire Bargny ñu ngi koy liggéey ci seen commune gisuñu ci seen bopp te ñu ne monsieur le maire Djibril Faye mu ngi ci maire bi en même temps di liggéey. waaw xam nga maire bi d'accord ñu ngi ci di liggéey waaye booy xool Djibril Faye daanaka bi muy nekkee candidat ci élection locale yi passé dafa nekkoon ci benn coalition bu ñuy wax booloo taxawu askan wi. muy coalition bi nga xamante ne parti bi ci gënoon am doole te nekk ci bopp bi mooy le parti démocratique sénégalais donc liggéey boobu tam ñu sóobu si woon ànd seeg ki ñuy wax docteur Souleymane Astou Diagne mu diriger li nga xamante ne mooy la liste majoritaire man ma diriger li nga xamante ne mooy la liste proportionnelle yàlla def ñu dem élection bu ñu defee élection ànd liggéey Bargny gagné ba ànd liggéey Bargny gagné ñëpp xam nañ ne élection locale liste bu ko gagné. Conseil yi ñooy fal ña nga xamante ne ñoo war a nekk maire donc xëccoo bu amoon diggante Abou Seck ak Tafa Samb loolu bi mu amee ku nekk bëgg a diriger maire bi sa tur ñoom ku ci nekk amuloo nombre de conseillers boo xamante ne maanaam mën na la fal si biir loolu la Abou Seck dugg ci ñun waxtaan ak ñun pour ñu jàppale ko fal ko maire. si la duggatam aussi si li nga xamante ne mooy waa parti socialiste pour que tam ñu jàppale ko jox ko seeni conseiller fal ko maire ci biir loolu tam aussi ñu waxtaan defante ay proposition ñu ne Abou Seck bu ñu ko falee li nga xamante ne mooy parti socialiste dañu leen jox poste premier adjoint au maire li nga xamante ne mooy deuxième adjoint maire bi ñu jox ko ki nga xamante ne mooy Koumba Niang bi nga xamante ne moo doon liggéey ak Idriss Seck li nga xamante ne mooy troisième adjoint maire ñu jox ko ki nga xamante ne mooy Djibril Faye waaye ba ñu demee ba ci biir élection ya gis nañ ne ñoom la leen intéressé woon rek mooy ñu fal Abou donc ba ñu falee Abou si la war commencé si biir salle bi parce que booy xool bu fekkente ne dañu waxtaan bu juboo si kàddu ñu ne nañ boole suñuy doole taxawu Bargny jàppale Bargny yaakaar naa ne nombre de conseillers bi nga xamante ne moo faloon Abou Seck moo waroon fal Diédhiou Ba mi nga xamante ne moom la ñuy wax Ousseynou Ba moo waroon fal tam aussi ki nga xamante ne moo doon Koumba Niang moo waroon fal ki nga xamante ne mooy Djibril Faye donc ba ñu demee ba ci biir salle ba gannaaw ba ñu falee Abou Seck mbir mi changé fa ñu waroon fale Ousseynou Ba ñu dal di dal di fal ka nga xamante ne mooy Waré Gana donc mbir mi nag dal di jaxasoo ci salle bi kenn xamatul fooy taxaw c'est la ñu dem ba ci mujj gi bi nga xamante ne PS ka nga xamante ne moom la ñu waxoon ne ginnaaw bu ñu falee Abou moom la ñuy fal yàlla def war am si la mbir mi jaxasoo loolu moo tax Baye Moustapha Diouf dal di taxaw ga mu taxaw nag léegi ñu waxtaanat suñu biir ñu ne nag PS xeñ gi ñu ko xeñ moo waral mbir mi tëdd nii donc nag li ñu mën a wax nit ñi mooy nañu fexe ba fal Moustapha Diouf jox ko li nga xamante ne mooy deuxième adjoint bi donc ñu dal di ko jox deuxième adjoint mu des troisième adjoint ñu ne itam aussi ñoom it aussi ñu wor ñu dem ba pour ñu falu sax nekk troisième adjoint au maire il a fallu que dem nañu bu troisième tour si la ñuy door a fal adjoint au maire donc nag équipe municipale bi nag li ko composé woon nag après mooy Abou Seck maire de Bargny. premier adjoint Waré Gana Seck deuxième adjoint Moustapha Diouf troisième adjoint ki nga xamante ne mooy Djibril Faye. doore bi nga xamante ne ni yéen a ngi ci commune bu Bargny waaye tamit maire Bargny ba léegi na mën nga ñu wax yenn réalisation ngeen jot a def ci dëkk bi. waaw réalisation bi gaa am na parce que am na loo xamante ne def nañ ko fi parce que lu ci mel ni marché ginnaaw raay am na fi li nga mel ni itam aussi état civil secondaire bu ginnaaw raay aussi am na fi
li nga xamante tam mooy am na ay écoles yoo xamante ne bare woon na ay abri provisoire bari na si ay écoles yoo xamante ne def nañ fa ay classes yu bees am na fi ay écoles yoo xamante ne tam aussi amul woon ay toilettes am na écoles yoo xamante ne aussi def nañ fa ay toilettes donc nag lii nga xamante ne fa la ñu doon gën a xaar commune bi mooy jafe-jafe yi nga xamante ne am nañ ko si wàllu canalisation bi nga xamante ne mooy le pont de Bargny Géej parce que canalisation boobu ñëpp xam nañ ne Bargny à chaque fois que bu nawet jotee gis nañ ne géej gi dina avancé goo xamante ne am na ay kër doomu aadama yu bari yoo xamante ne dana ko yàq te ndox mi nga xamante ne mooy jóge géej mooy dugg ci dex gi nga xamante ne moom moo longé li ko dala Njaga Sàmb génn jee Guju Lankar donc gis nañ ne loolu am na benn projet boo xamante ne entamé woon nañ ko si te projet boobu ba léegi itam aussi antuwul muy projet boo xam ne dafa soxal Bargny li nga xamante itam aussi mooy les sinistrés aussi de l'avancée de la mer entamé woon nañu benn projet boo xam ne dañ ne woon ne dañ leen di reloger yóbbu leen fu si mal ni Bargny ville verte tey jii at mu jot ñu ne ñu defar lu tolloog téeméeri kër nangami kër gis nañ ne loolu ba léegi antuwul te gis nañ ne daanaka mandat bi sax daanaka jeex na parce que koo xamante dañ la faloon juróomi at tey jii nga ne woon ne di nga si réaliser li nga xamante ne mooy le pont de Bargny Géej tey jii sa juróomi at passé ñu prolonger la may la ba nga tegal yeneen ñaari at muy 7 ans et quelque loolu réaliser loo ko loolu man damay wax ne loolu échec bu rëy la fii ci Bargny relogement des sinistrés de l'avancée de la mer itam aussi loolu itam aussi mën nañu wax ne aussi échec bu rëy la donc booy xool lii nga xamante ne moom la ñu def ak la nga xamante ne moom la Bargny doon séentu yaakaar naa ne déception bu rëy am na ci. mu mel ni Bargny toogu maire bi nga xamante ne ni moo fi nekk pour le moment waa Bargny gisuñu ci seen bopp te noonu la demee. koo tàllal sa micro boo ko laajee mën na la Bargny gisuñu ci suñu bopp parce que li ki fi ne la mu war a def defagu ko waaye lépp loo xamante ne ni keneen ku dul moom mu koy jéem a def moom dina la jéem a xoxatal wala mu jéem a fexe ba nga xamante ne ni loolu du ant. waaw loolu moom dund nañu ko ak moom parce que la nga xamante ne mooy maternité Bargny ñëpp xam nañ ne état de dégradement avancé bi nga xamante ne moom la nekk am na ci at boo xamante ne am na ay partenaires yu jóge Italie ñëw seet sama ñu ànd dem foofu ba ñu xoolee état maternité ni mu mel wax fa dëgg yàlla seen yaram dafa daw donc nag ñu nekkoon ci benn projet boo xamante ne dañ ci doon lëkkaloo ak ñoom pour xool nan la ñuy defaree maternité Bargny ba mu melokaan wi nga xamante ne moom la ñu si namoon mais ba yàlla defee ñu amoon suñu astuut ànd si ak ñoom dañ ne woon ne li nga xamante ne mooy saalu hospitalisation bi dañ leen ko defal leen seen ñaari toilettes ya nga xamante ne moo fa ne mais ba ñu tàmbalee liggéey bi ba desul lu dul ay finition si la ñu yëgee ne kat maternité Bargny ñu ngi koy liggéey kan moo koy liggéey ñu ne leen Djibril Faye ñu ne Djibril Faye day politique nañu arrêté liggéey ba am si ndigal ma yaakaar ne nun bu fekkee dañuy liggéey ak moom ñu waxoon gestion participative yaakaar naa ne buñ ñu defoon ay nawle comme ñoom yaakaar naa bu ñuy liggéey lu mel noonu ñoom dañ ko war a rafetlu waaye waruñu ñëw tam aussi di ko bloqué donc ma gis na it aussi maire bi bu ñu ko jëlee ne gestion participative boo déggoon ne yaatal ga ca waroon am ak jox yëg-yëg kenn ku nekk sa morom yaakaar naa ne heure bi Bargny waroon nañu weesu fii. fan lañ ci ubbi ne tamit am na jumaa ju ñu doon taxawal fii récemment yàggul dara mais bu dul woon ñëw mii tey jumaa jooju du taxaw. waaw jumaa jooju effectivement fii la nekk ci gannaaw raay parce que ñoom ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo nekk ginnaaw raay ba nga xamante ne envoyé nañu dossier bi au niveau de la mairie le 26 février dañu doon toog xaar ndigalu mairie pour am autorisation pour mën a tàmbali jumaa ji. donc yàlla def tam aussi ñoom ba ñu tàmbalee jumaa ji commencé gas fondation service technique yu maire bi dal di fa jaar dal di arrêté travaux yi donc ba ñu arrêté travaux yi itam aussi lañ leen jox sama tur ñoo leen comme que travaux yi dañ ko arrêté dem leen ngeen waxtaan ak Djibril Faye parce que xëy na bu ngeen waxtaan ak Djibril Faye amaana moom dina am lu bu ci mën donc ba ma waxee loolu itam aussi laa ne leen ne comme que demee na noonu jéem leen a liggéey ba bés bu ñu ko arrêté ngeen wax ma kii ko arrêté kan la. donc bi nga xamante ne tam aussi tàmbaliwaat nañu liggéey bi ñu xëy suba teel dal di ma woo ñu ne ma monsieur le maire service technique maire bi da jaar nañu fi arrêté nañu liggéey bi mais leen bon ñu ne ma waaw donc ma wax ak seen responsable bi nga xamante ne moom moo ko yor mu ne ma ñoom kat dañu dugal dossier au niveau de la mairie te ba léegi amuñu ndigalu maire bi pour mën a tàmbali liggéey bi loolu moo tax ñu arrêté ko
waaw ma ne ko nag lii dama bëgg ngeen dugal seen loxo ngeen accompagner leen parce que comme que jàkka ji kii leen ko may dëkku fi lépp lu ngeen mën a def pour accompagner leen pour ñu liggéey jumaa ji dana doon loo xam ne dafa am solo parce que jumaa yi jumaa ju mag la joo xamante ne R+1 la jumaa la joo xamante ne am na morgue si biir la jumaa joo xamante ne am na daara ci biir donc man dama yaakaar ne rôle maire yi si dëkk mooy accompagner les populations si li nga xamante ne mooy seeni soxla donc ñun li ñu war mooy ñu accompagner leen donc ma ne Fall lii mën naa si wax ak maire mais en tant que agent technique yaakaar naa ne lii man ngeen si sax dox def si seen i jéego ba du jar sax may wax ak maire mu ne ma nag non comme que demee na noonu jéem a la wax ak maire donc il me semblait que tam aussi maire peut-être que dossier bi daf koy woon dese woon a maîtriser mbaa dossier bi bu ñu ko dugalee maire bi jotul woon yegg ci moom si laa ko woo téléphone envoyé ko dossier par WhatsApp waxtaan si ak moom mu ne ma ngoon na comme que noonu la xaaral ma woo Fall waxtaan si ak moom donc xam naa si la woo Fall waxtaan ak moom mu jox ko élément technique yi nga xamante ne moo concerné ce dossier mu gis ne loolu doyloo na ko si la wax Fall kat nekk na comme que noonu la gunge leen ñooñu si seen liggéeyu jumaa bi nga xamante ne moom la ñuy liggéey donc si la ma Fall mu ne waxtaan na ak monsieur le maire nee na nañ leen gunge si liggéey bi nga xamante ne moom la ñu nekk tàmbali ko jëm si jumaa ji ñoom it vraiment ñu rafetlu ko ba keroog dimanche bee passé dem naa fa ñu doon poser première pierre bi ba actuellement jumaa ji yàlla def na mu ngi avancé parce que ki nga xamante ne mooy tabax jumaa ji may leen ko def na leen may naa leen 2 weer pour jumaa ji pare donc nag loolu yaakaar naa ne nit ku dëkkul ak yow jigaw la loolu bu ñëwee may ko sa askan yaakaar naa ne ñun bu ñu nekkee ay dirigeant ŋànk li nga xamante ne mooy meeru Bargny lu mel noonu dañ ko war a rafetlu vraiment sant si yàlla bu baax parce que jumaa ja nga xamante ne tey moom la ñu war a def ginnaaw raay fii jafe na fi ak gox bi nga xamante ne moom la ñu dëkk jafe na fi nga gis fi morgue donc am na si ñu bëri ñoo xamante ne bu ñu amee seen néew dañ koy yóbbu dëkk ba yóbbu ko si margo yi nga xamante ne moo nekk ngudd mbaa yi nekk mbot ba bu ñu xëyee dem jullee foofu seenam néew dal di ko denc donc yaakaar naa loolu bu ñu ko amee fi si ginnaaw raay dafay doon loo xamante ne dañ koy saluer vraiment di ko rafetlu. lu mel noonu naka la commune de Bargny war a mën a amee te ki nga xamante ne nii mooy njiit li ci dëkk bi appuyé wu leen wala sax jéemu ci dugal loxoom wala keneen kuy def ku dul moom war na mën a gàllankoor ndax jotul loolu dañ fii ci Bargny. non xam nga mooy li may wax toujours maire yi du maire moo koy defar maire yi li koy defar pour jëriñ dëkk bi mooy ñu jéem ko yaatal si képp koo xamante ne am nga loo man te mën a jëriñ dëkk bi ñu mën ko yombal liggéeyu mën ci dugal loxam parce que tey boo gisee dëkk yu bari am ay gàllankoor li koy indi mooy jalousie bu ma deful doo may keneen ku def te yooyu nag yaakaar naa ne pour Sénégal mën a jëm si kanam pour suñuy gox mën a dem si kanam il faut que esprit boobu ñu dindi ko teg fële ñu xool li nga xamante ne mooy intérêt dëkk bi képp koo xamante ne am nga loo man ak foo ko mën a jëlee ak koo ci mën a àndal ñu gungale si loolu waaw parce que maire li ko tax a jóg mooy jàppale askan wi maanaam gunge leen si li nga xamante ne mooy seen i bëgg-bëgg fexe tam li nga xamante ne moo leen seen i gàllankoor nga fexe tam aussi nga aar leen si sàmm leen ci loolu mooy li nga xamante ne mooy loolu institution municipale loolu nag gis nañ ne tey jii ci Bargny am na Bargny diaspora yoo xamante ne tey jii ñoom fas yéene nañu taxaw dugal seen loxo ci Bargny muy ay doomi Bargny yoo xam ne dañu nekk bitim réew yoo xamante ne envoyé nañu fi si vacances yi passé seen i éléments dugg nañu si dispensaires yi dugg nañu si maternité yi dugg nañu si école yi xool jafe-jafe yi nekk si gox bu ci nekk ba tax na ñoom it aussi ñu ngi waajal ay action yu am solo yoo xamante ne fas nañ ko dugal ci Bargny muy loo xamante ne ci wàllu éducation lay doon muy loo xamante ne si wàllu wér-gu-yaram aussi lay doon muy loo xamante ne tam aussi si wàllu jafe-jafe yi nga xamante ne doomu aadama yi ñu ngi koy dund aussi seen biir kër te seen loxo jotewul seen gannaaw. waaye ñu teel si suñu waxtaan ba léegi monsieur le maire xanaa rek nga defal ñu li nga xamante ne nii mooy seen bilan de travail ba ngeen toogee ci mairie Bargny ba léegi. waaw bilan de travail bi mooy li ma wax sànq rek si maanaam li nga xamante ne jot nañ ko fee def mooy am na ay école primaire yoo xamante ne ñàkkoon na ay classe am na ci école yu bëri yoo xamante ne def nañu fa ay classes yu bees
li nga xamante itam aussi mooy ginnaaw raay masuloon am mairie def nañu fi benn mairie secondaire li nga xamante ne itam aussi mooy ginnaaw raay am na benn marché bu bees boo xamante ne aussi ñu ngi ko fiy def li nga xamante ne mooy école yi itam aussi gis nañ si am na ay écoles yoo xamante ne aussi amul woon ay toilettes am na loo xamante itam aussi def nañu ko fa li nga xamante itam aussi mooy CM Kipa Barrage toll woon nañu si jafe classe am na loo xamante ne mairie Bargny def na ko fa am na loo xamante itam aussi conseil départemental def na ko fa li nga xamante ne mooy poste Ndiolmane si wàllu réfection am na li ñu fa def waaye la des moo gën a bari la nga xamante itam aussi mooy poste de santé Missirah vraiment laaj na liggéeyaat am na lu ñu fa cof waaye yaakaar naa ne état bi mu ne daane leen ko liggéeyaat que mooy li nga xamante ne mooy li gën donc loolu daal mooy li nga xamante ne moom laa fi jot a seetlu ci def-def te gis nañ tam aussi lampe yi ñuy xamante ne moom fi def loolu daanaka du maire bi loolu projet état la li nga xamante ne tam aussi mooy tali yi nga xamante ne aussi moom la ñu fi def loolu du projet mairie loolu projet état la donc man maa ngi cof rek si li nga xamante ne laalawul dara ak état muy loo xamante ne maire bi def na ko parce que tam aussi bu ñu jaawale li nga xamante ne Bargny bi def na ko sur fonds propres ak li nga xamante ne tam aussi état moom moo ko fi def comme ni mu ko defee si gox-goxaan yëpp mu wër Sénégal parce que lampe yi booy xool yemul rek Bargny wër na Sénégal gi yëpp waaw tali karo yi nga xamante ne moom la ñu fi def itam aussi nekkul Bargny rek loolu ay accompagnement wu état la yoo xamante ne wër na Sénégal gi yëpp. mu mel ni waa Bargny gisuñu loolu wala buñ ko gisee it loolu doyuñu leen parce que tey jii boo waxee ñu ne la Djibril Faye ci école yi. Djibril Faye ci li nga xamante ne nii mooy suñu ay njàng doom. Djibril Faye ci social bi. Djibril Faye ci formation jigéen ñi nga xamante ne nii ñoo nekk fii ci Bargny. ba tax tey Djibril Faye bu ñu sañoon moom moo ñuy toogal suñu gox waaye tey commune bu Bargny moom moo ko mérité. loolu tey jii boo demee ba am ko sëdëk ndax mën nañ xam tey li nga xamante ne nii yaa ngi koy copp di ko defal waa Bargny xaalis boobu fan lay jógee Ablaye Wade moom moo la koy jox wala parce que nag benn lañ ci wéwu béy na monsieur le maire Djibril Faye PDS la bokk de. waa PDS laa bokk waaye nag damay wax ne Ablaye Wade boo nekk ci parti bi itam aussi mënul jox ku si nekk sa gox ne la defaral sa gox waaw parce que ku ci nekk nag yaay jéem a xool la nga am mu néew mu bari nga xool noo koy bokk ak sa gox te man damay wax ne souvent àddina lu ñu yóbbu amu fi lu ñuy bokkoo moo fi ne. lii nga xamante tam aussi ñu koy def tam aussi ñun dañ koy def suñu propre moyen lañ koy defee te loolu yëpp dara waralu ko muy yërmande goo xamante ne yërëm nañu ko doomu aadama yi ak bëgg gu ñu bëgg li nga xamante ne mooy suñu gox muy Bargny comme ni nga ko waxee aussi ki nga xamante ne moom moo fi nekk maire moom action bu mu def rek dafa sukkandiku si li nga xamante ne mooy moyen maire bi mu def ko Djibril Faye nag lépp loo xam ne da koy def dafa sukkandiku si ay moyens boppam di ko def. Donc loolu ñun CM Kipa Barrage bi am na fi benn classe boo xamante ne ñun ñoo ko réfectionné de par nos propres moyens formation yi nga xamante ne moom la ñu wax tam dañu am benn GIE bu ñuy wax ànd takku liggéey pour le développement de Bargny si suñuy propre moyen am na ci ay quartiers yu bari yoo xamante ne jox nañu leen ay formation si li nga xamante ne mooy wàllu pâtisserie wàllu teinture wàllu transformation de céréales locales fabrique de savon microjardinage ak aviculture loolu dañ ko def suñuy propre moyen li nga xamante tam aussi mooy ñi nga xamante ne aussi dañu am seen i jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram képp koo xamante ne fëgg nga ñu tam aussi ñu xool ne am na lu ñu mën a jàpp lu jëm si wàllu hospitalisation ci wàllu ordonnance it aussi ñun ñu ngi xool tam selon suñu propre moyen nan lañ siy jàpp di si dugal suñu loxo xale yi nga xamante ne dañu yëngu si wàllu sport ñun tam ñu ngi xool selon ñoo suñu propre moyen lan lañ si mën tam aussi ñu jàppale leen loolu moo waral sama salon boo fa duggee di nga fa fekk ñaari trophée am na benn trophée boo xamante ne ASC Ndogal moo ko moomoon en 2004 ñu gagné ko sama quartier yaay ma jël trophée bi ñëw indil ma ko sama kër ma ñëw dëkk Fenkon fii itam ñu am seen trophée journal ñu gagné trophée boobu ñëw joxaat ma ko fii donc tey bilan boobu nga xamante tey moom laay def de par mes à travers mes propres moyens tey jii ñi nga xamante tey ñoo fi falu tey nekk maire ñoom mënuñu tirer bilan boo xamante ne mën nañu wax ne lii avant que ñuy falu maire mas nañu ko def seen propre moyen amul loolu ñun ñoo ko mën a wax mais ki nga xamante tey moo fi nekk tey bu ñuy wax def-def bu mu def si Bargny dañ koy tudde ne bi mu nekkee maire la commencé def yu mel noonu mais avant que muy nekk maire kenn mosu ko xam si action citoyenne moo xam di dimbale moo xam di jàppale xëj na nag loolu nga xamante tam aussi moom moo nekk ci man muy loo xam ne yàgg naa ko jëflante ak suma askan
yàgg ko taxawee sama askan xam naa loolu moo tax tam aussi population bi yëpp mànkoo bokk ndey bokk baay ne Djibril Faye mi nga xamante ne kat dooley boppam lay jël di ko taxawoo bari ñi di ko dimbale askan wi amaana kii buñ ko joxee suñu maire yi vraiment danañu fi liggéeyal liggéey bu mucc ayib te damay wax ne nit boo laa ma wax ne damay jëriñ sama dëkk da ngay amal njëriñ sa gox ba nga dëkk bu pare te yaakaar naa ne comme niñ ko waxee man ñii ma dëkkal merew ñu ma te sama kër itam aussi ubbi naa samay buntu gaa kenn mënul lépp waaye képp ku ñëw wax ma soxla lépp loo xamante ne am naa ko ci man ko si danaa ko ci taxaw parce que sama papa li mu ma yore daf ne ma àddina boo ci nekkee bul tas yaakaaru doomu aadama nit bu amee soxlal ñaar fukk si yow même fekku fi ñaar fukk fekk fi dërëm yëkkil dërëm bi teg ci loxom xëj na bu génnee sa kër dootul am soxlal ñaar fukk soxlal fukk ak juróom ngent vraiment lay am donc kooku wàññil nga ko soxlam donc ñun suñu yitte yëpp ak suñu mbébét yëpp mooy loolu mooy suñu taxawaay parce que ku xam Djibril Faye xam ne Djibril Faye amul poste politique Djibril Faye a toujours travaillé dans le secteur privé politique joxuma kër politique joxuma oto politique joxuma lu may maye lépp lu ma am sama ñaxu bopp la te man damay wax ne la ma dund ba yegg si fii mën naa cee toog xaar yàlla mais nag man damay wax ne sama xeexa bopp woo ma si kenn su ma xëyee maa koy xeexal sama bopp mais dama ne askan wi li nga xamante ne moom la ñu bokk muy suñu dëkk ku ci nekk na nga si dugal sa loxo ñu bokk jariñ dëkk bi ku ci nekk gis seen bopp ba suñu njaboot aussi gis seen bopp donc loolu moo waral suñu xeex. lu mel noonu nga am ko sa dëkk ndax mën nañ la xaar ci prochaine élection yi locales yi nga xamante ne moom la ñu dëgg. non élection yi sax du càggante ne sax man la ñuy xaar dafa doon loo xamante ne moom la askan wi bëgg ci man te foofu lañ may xaar maanaam ma nekk seen candidat ñoom ñu jël ma fal ma teg ma ci bopp maire bi ba seen yaakaar bañ a tas ba li nga xamante ne moom la ñuy séentu ci ay maire yu bari yu fi jaar gisuñu ko ci ñoom ñu gis ko ci man mii donc nag fas yéene nañu itam aussi élection yi nga xamante ne moom la ñu jëm Djibril Faye nekk candidat Bargny gi nga xamante ne gis nañ ne dëkk bi gisuñu seen bopp guddi gisuñu seen bopp ci bëccëg ci Bargny ñu nekk seen candidat ñaan yàlla defal ñu ci ndam ba yaakaar bii nga xamante ne ak yéene bi nga xamante ne moom la ñu bëgg Bargny yegg fa ba romb ko incha allah bu neexee yàlla dana fa romb te man itam aussi loolu laay ñaan yàlla parce que lii may ñaan toujours mooy yàlla gën ma kàntanal dooleel ma ba yéene bi nga xamante ne moom laa am ci askan wi ba yéene bi nga xamante ne moom laa am ci dëkk bi vraiment ñu doxal ci dëkk bi ba ku nekk gis sa bopp te loolu bés bu amee yaakaar naa ne nit ñi daan nañu wax ne góor gi yéex nañu see jot waaye boobaa dañu ne Djibril Faye kat yéex nañu see jot waaw góor gi nar dellu si waat Sénégal waaye nag boobaa dafay samp biir Bargny teral waa Bargny sagal leen bu baax a baax. macha allah waaye nag foofu moom dañ fay jaare rek laaj la nag monsieur le maire ana Karim Wade. waaw Karim Wade nag wax fa dëgg yàlla mu ngi ci yoon bi te bu neexee yàlla incha allah dana ñëw parce que lañ koy toppee du dara xaalis buñ ne def ko luubal lañ koy toppee te loolu wax ju ñaaw la rek ju ñu wax mais du doon lu xamante ne lu ne la parce que liñ ko toppee mooy dafa am alal ñu nekk sa alal ji mbaa sa tabax bi foo ko jëlee. te loolu ba ñu ko laajee ay leer ya nga leeral yi nga xamante ne moom la ñu soxla woon yëpp si moom yaakaar naa ne joxe na ko te Karim Wade bi ñu ko toppee si li nga xamante ne àtte bi CEDEAO def na ko jox nañ ko dëgg bi ñu demee si ONU itam aussi jox nañu ko dëgg waaye nit ñi itam aussi dafa am lu ñu réere mbir parce que dañ ne Karim Wade dafa am ay milliards ni ñu waxee ne Karim Wade am na ay milliards noonu la ñu wax ne Macky Sall am na ay milliards noonu la ñu waxee ne Idrissa Seck aussi am na ay milliards. ma yaakaar na ne ñoom fu ñu ma amee ay milliards si nguuru bàyyi jàmbur yaakaar naa ne kooku doomam tam aussi war na fa am ay milliards te ñëpp xam nañ ne moom dafay daan dooleem fii si Bargny daan dooleem si pays arabe yi donc yàlla mën na ko may ñeneen ñi kay li ñu war a laaj fan lu ñu jëlee seen milliards mooy ñi nga xamante seen bàyyi mosu la nekk ay président pendant 12 ans ñu war a mën a yor ay milliards ñooñu la ñu war a laaj seen milliards fan lañ ko jëlee mais loolu yëpp ay wax ju yàqul rek pour jéem a tilimal deram comme nañu ko daan def sa baayam ay jamono mais bu mu jëlee réew mi xam nañ ne lépp dëgg la gis nañ ne lañ doon def si wax ci moom yëpp dara amu ci. te fas yéene na samp ndëndam ci élection présidentielle yi di ñëw wala dafa am ku ko nar a wutu nekkal. moom si boppam mooy samp ndëndam teewal boppam fii ñaan yàlla defal ko ci ndam parce que yaakaar naa ne ñëpp dégg nañu 4x4 yi nga xamante ne indi nañu ko muy ay 4x4 yu rafet yoo xamante ne yu taaru yoo xamante ne président bi fi nekk sax oto yu mel noonu amu ko. donc moom wax fa dëgg yàlla mu ngi ci waajtaay ñun ñi nga xamante itam ñoo ko nekkal si gox-goxaat itam aussi ñun ñu ngi koy waajal di wax ne nag ñun suñu premier combat mooy que le parti démocratique sénégalais gagne d'abord li nga xamante ne mooy les communes yi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal yépp
ñaan yàlla tam aussi élection législative yi di ñëw yàlla def tam aussi ñu remporter la majorité à l'Assemblée nationale. incha allah bu neexee yàlla Karim Wade bu yëgsee fii moom bu neexee yàlla dañ koy teg si li nga xamante ne mooy bopp réew mi te Sénégal te nag aussi Karim moom nekkul sax candidat wu parti démocratique sénégalais mais c'est le candidat du peuple parce que ñëpp xam nañ ne Abdoulaye Wade ba nga xamante ne jóge na fi ba léegi Sénégal la Abdoulaye Wade waxoon ne weddi gis bokk si yaakaar naa ne ku nekk gisal nga sa bopp. dëkk bi sooxe ne sooxe goo xamante ne foo ko natte weesu na ko métti goo xamante ne foo ko natte weesu na ko jeunesse bi tam aussi amul kenn koo xamante ne gis nga sa bopp donc tey jii la solution c'est Karim Wade te incha allah bu neexee yàlla bu yàlla defee mu ñëw dina fi liggéey boo xamante ne bu mucc ayib lay doon liggéey boo xamante ne dina raw la nga xamante ne loolu la bàyyam liggéey Sénégal jëm kanam ku nekk gis sa bopp incha allah. Sénégal jëm kanam ku nekk gis sa bopp incha allah kon foofu la monsieur le maire daal di xanaa rek ñu bàyyi la nga wax sa mot de la fin ndax li ñu cërale woon ci waxtu mag. leen gërëm di leen sant bu baax si dalal gi nga xamante ne moom ngeen ma dalal si seen émission Ma Commune ñu ànd seeg yéen ñi nga xamante ne yéenay waa Kumba Lamb TV di nuyu itam aussi seen kilifa Fodé di ko nuyu bu baax di nuyu itam aussi personnel bi lii ko dale ci kaw ba si suuf di leen jaajëfal. di rafetlu aussi seen taxawaay di rafetlu aussi seen pastef si liggéey bi di leen ñaan yàlla kene projet yi nga xamante ne moom la Kumba Lamb TV am yàlla na si yàlla teg loxoom dooleel leen ba ngeen romb fi ngeen bëgg a yegg yàlla mën na ko yàlla def di continuer tam aussi di leen baalu àq di leen baalu àq jërë ngeen jëf. yi kenn moomu leen ñoo la seetlu nga doy ñu fas yéene ànd ak yow liggéey. ji doy na ñoo te jege na askan wi dañuy àndandoo jëli meeri Bargny Géej xale Bargny yaa ngi ne nañu ñaawloo. mbokk ak xarit yi bàyyi xel seen chaîne leader Kumba Lamb TV lii moo nekkoon seen émission Ma Commune comme ni ñu leen ko diggee woon nii lañ ko defee leen ko kenn nettali chaque émission nii lay demee ci gox bu nekk ba commune bu nekk bii di ñëw yow mi nga xamante ne nii yaa toog sa biir commune xaar ma ndax dinaa ñëw ci yow.